bëri pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laajteem yaam auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman noo ngi dellu siwaat di àndaat ak yéen ci beneen jotaay ci axiru zaman di sant di gërëm mbokk yi nga xam ne ni yëpp ñi ngi seetaan di leen ñaanal jàmm ak wér ak sutura yàlla na yàlla boole ñu ko defal tey incha allahu taala ñi ngi amaat geneen gan gannaaw bu nu jaajëfalee monsieur le ministre Bamba Ndiaye ci jotaay bale ci ginnaaw moom nañ fi dalaloon doon jàngat li nga xam ne moo xew ci diggante Amérique ak réew ma lay di Iran di ko sant di ko gërëm di ko jaajëfal ci leeral yi nga xam ne indil nañu ko di ñaan yàlla mu defal ko tawfiq defal ko taysiir tey ñi ngi dalal gan goo xam ne nii du gan ci nun du gan ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko ànd njëkkoon nañ leen ko annoncé ca première numéro ba nga xam ne ci la ñuy dalalee gan yi moo waroon tee waaye yàlla dogal mu amoon ngànt tey nag incha allahu taala moom la ñu dalal kooku mooy Serigne Babacar Mboup Serigne Babacar ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi seetaan axiru zaman. auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafi al anbiyaai wal mursalin seydina wa mawlana muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwan wa tamkin waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh oustaz Makhtar ñoo ngi lay fay nuyoo di la ziar di wax itam asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy topp mbokki axiru zaman di nuyu mbokki Sénégal di nuyu mbokki jullit yi itam fu ñu fi mën a nekk di leen ñaanal yàlla jàmm di sàkku ci ñoom it ñu defal ñu ay ñaan di ñaan borom bi taxaw ñu dimbali ñu ba l'islam rayeb l'islam yëkkatiku ca kaw te jullit yëpp it fu ñu fi mën a nekk rek borom bi dëpp leen kattan te defal ñu tawfiq di bég loolu Cheikh Makhtar ci jotaay bi xam naa axiru zaman xaw nañ fee gëj nag di ko jéglu ndax fan yële ci gannaaw waroon nañu fi am ay jotaay waaye xëy na nii la ko yàlla dogale woon ñoo ngi nuyu suñu wëlëri ak soppe yëpp di ko teg nag sa loxo nga jot li ñu ko mbokk yi incha allah jërëjëf Serigne Babacar Mboup du bii mooy yoon mu njëkkam ci axiru zaman waaye jamono yooyu nekkuloon ci vidéo yi boobu ñu nga woon ca rajo bale di siiwal tey nekkaat sunu beneen jataay ak moom fii ci axiru zaman di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq ak taysiir li tax ñu dalal ko fi tawfiq ak taysiir li tax ñu dalal ko fi mooy waxtaanee agenda LGBT yi rawatina fii nga xam ne ni moom mooy ci Sénégal li waral waxtaane mooy ñi ngi jot information yi wane ne premier ministre bu Canada mi ngi am tournée bu mu war a def ci àdduna bi bu ñu ne ci àdduna bi du benn réew rek la ciblé war na dem réew mu ci mel ne Allemagne war na dem réew mu mel ne Éthiopie war na ñëw fii ci Sénégal ci biir tournée boobu nga xam ne moom la fas yéene def moom Justin Trudeau war na waxtaane lu jëm ci wàllu économique war na waxtaane lu jëm ci wàllu changement climatique war na waxtaane lu jëm ci wàllu démocratie waaye lu jëm ci wàllu légalité des sexes baat boobu moo ñu ci tax a jóg pour ñu gën koo xóotal waxtaane ko légalité des sexes fu ñu ko tuddee ngóor jigéen taxaw na lesbienne taxaw na ak yeneen yi nga xam ne ñoo ëmb ñaar yooyu noonu la incha allah danañ dugg ak Serigne Babacar Mboup incha allah danañ dugg ak moom ci waxtaan ci développé ci yaatal lu tax gaa yi ba léegi teggeeguñ seen loxo fii ci Sénégal am na yu jiitu woon sëñ Babacar dana ci ñëw ba keroog ñuy toll fii ñu toll waaye laataa ñuy dalal Serigne Babacar ngir xuus ci waxtaan woowu noonu le dañuy fàttaliwaat rek lu jëm ci wàllu daara yi jotaay bi weesu am na luñ ci doon waxtaan ak yéen di leen wax ne am na Serigne daara buñ jàppoon fële ca Kaolack ba àtte nañ ko muy Baye Niass ba daan nañ ko ñaari at yu mu dul tëdd ñu waxoon leen ne am na benn Seyda boo xam ne convoqué nañ ko fële ca benn police bu nekk ca banlieue ba ci kaw benn ndongoom lu réeroon ñu waxoon leen ne ndongo la sax mujjoon na feeñ waaye ñu convoqué ko téye ko fa ay waxtu ne dañuy def enquête ñu waxoon leen ne Ahmadou Sow ca alxames ji weesu lañ ko waroon a àtte fële ca tribunalu Ndar jot nañuy xibaar nag
gannaaw bu ñu jógee ci aaxiru zaman bi ci guddi ga lañ jot xibaar ne àtte nañu ko ba daan nañ ko fukki at yu mu dul tëdd moom sëriñ daara boobu ci lan ñeenti ndongoom yoo xam ne nii dafa am kum leen joxoon ñu dem ci ay toolam di liggéey ba ñuy ñibbisi la leen takk der ya dogaale laaj leen ñu wax ca daara ji lañ jógee ñu dem ci sëñ daara ba jàpp yóbbu ne ko xale boo xam ne amul 16 ans kenn waru koo liggéeyloo ba noonu lañ ko àttee te bis biñ koy àttee muy alxames ji weesu li ñaaw ca bisu àtte ba li ci rafetul mooy moo criminel ya la ñu boole di àtte ci même jour bañ doon àtte criminel ya ñenn ñi ñu ci bari ñuñ daan keroog ca tribunal ba ci xibaar yi ñu jot yàmbaa lañ nekkoon di ko jaay jaaykatu yàmbaaye ñii ay fan lañ leen daan ñii ay weer lañ leen daan moom ñu daan ko fukki at yoo xam ne nii du ko tëdd loolu nag li muy wane du dara lu dul liñ doon wax rek gars yi li leen tax a jóg noppee guñu ci te ñu ngi ci te incha allahu taala duñ ci mos a am ndam nag bu fekkee takku am na bu fekkee taxawaay am na bu fekkee takku am na bu fekkee taxawaay am na te yaakaar naa ne takkook taxawaay dana am ndax boobu ba léegi réaction yi mi ngi bàyyeekoo fu nekk ci mbokk yi te incha allah am na luñ ci nas loo xam ne duñu ko waxagum bés bu sottee dinañ leen ko yëgal bu ci yàlla àndee ci kaw naqarlu yooyu weesu ci sëñ daara yi la ñuy ñaawloo tamit leneen lu xewaat ci daara balaa ñoo dugg ci liñ ciy wax ci lu ndaw muy ñamale gi ñu jox sëriñ Babacar lu mu ciy commentaire ñu dugg ci sunu tem mooy lële nga xam ne moo xew fële ca Linguère nga xam ne benn ndonga daara boo xam ne ñàkk na fa bakkanam ci kaw kenn ca magu daara ya li ñuy tuddee magu daara koo xam ne nii sëñ daara ba moo koy jàngal ba mën a jàngale xëy na wala mu jëli ko bu dee du daara cosaan yi nga xam ne internat la da nga koy jëlee ji ca biti mu jàng ñëw nga jox ko daara ja mu nekk fa di jàngale kooka nekkoon ca daara ji di jàngale ak benn ndongo ci la benn xër-xër dox ci seen diggante mu dóor ndongo ma bu jaare fa ñàkk ba kanam li ñu ci wax nag lu gàtt la mooy ñaawlu ko ndax damaa waxoon ne leen bu may défendre daara damay défendre daara ak cause boo xam ne bu noobul la mooy bu ñu ne dañoo jéng wala dañoo dóor rek yem ci dóor gaañ wala ñu ne dañoo yalwaan la wala ñu ne dañoo liggéeyloo yu mel noonu dañ koy défendre ak sunu bépp énergie buñ ci am waaye lu jëm ci viol dóor na ba mu dee yu mel noonu duñ ci défendre daara ndax bokkul ci daara pour muy leer bu ñuy défendre daara di wax ci sëriñu daara yi dañuy wax ci sëriñu daara yi ci kawkat loo xam ne teg nañ leen ko jaarul yoon waaye ki nga xam ne def na lu defuwul ci daara ba yoon dal ci kawam dañuy bàyyi yoon la mu laaj ci réew mi pour ku teg wàcc yoon ñu teg ko ci sa kaw te wàcc yoon gi nag tudduma yenn yi ñu tuddee wàcc yoon lu mel ne yalwaan loog jéng ak yu mel noonu loolu man jàppewuma ko wàcc yoon dama jàpp ne luwaa yooyu dañ ko war a xeex ba mu jógee ci daara bañ ci tëj ay sëriñu daara ak di leen ci teg daan waaye lépp loo xam ne dafa génn yu mel noonu dugg ci dóor na ko ba mu dee viol yu mel noonu moom lu bon la lu ñaaw la loo xam ne laalewul dara ak daara dañ koy dénoncer dañ koy naqarlu dañ koy métitlu tey ñaan yàlla loolu bu mu am ci daara ndax bokkul ci daara li ci nekk lenn lu mat a fàttali rek ci ñenn ñi ñu bañ leen a naxee ne dóor nañ ko ca daara ja ba mu dee ñu médiatiser ko ñëpp di wax ndax waxoon naa leen ko fan yële ci ginnaaw émission yi yàgg na ci aaxiru zamaan yi junjoon naa ko kon waxuma ko woon yegg ca muy fii nga xam ne mooy Thiès am na fi benn takk der boo xam ne bañ koy former ci wàllu ni ñuy xeexee terroriste ak yu mel noonu li nañ ko doon tëbloo na muy tàggatoo métit ba moo ko yóbbee ca la jaaree ñàkk ba kanam ca la jaaree ñàkk ba kanam du ñàkk Omar danañu woon vidéo am ndax Sénégal bindoon na ci benn article yeneen site yu bari noonu la ñàkkee ba kanam waaye loolu noonu la kenn médiatiser wu ko kenn waxu ca ndax fan la xewee ma nga xewee ca armée ba léegi nag armée ba bu ñuy def seen formation ba kenn ñàkkee ci bakkan kenn du ko médiatiser mais bu dee daara la ñu médiatiser ko loolu rek laay bàyyiloo nit ñi xel ne leen bu ñu defee naka sudul noonu ci daara ku ñàkk bakkanam nañ koy médiatiser nañ cay débattre nañ cay waxee bu xewee feneen furul daara duñ ci waxee noonu loolu laa ne nekkul loo xam ne lu équilibre la pour ñenn ñi nga xam ne léeg-léeg ñu tilimalee seen xel ci yu mel noonu ñu xam ne yu mel noonu nañ ci bàyyi xel te jëfandikoo ci sunu xel bu baax a baax a baax a baax xam ne daara dóor ba nit ka dee bokk ca daara viol bokk ca mais yeneen yu génn yooyu na ci ay cause noble liggéeyloo na xale ba yalwaan loo na ko jéng na ko yooyu moom dañ koy défendre ba ñuy génn àdduna incha allahu taala ndax damay jàpp ne lu normalul la lu ñuy tegee daan sëriñu daara te bàyyi fi leneen loo xam ne nii ci réew mi ñëpp a ngi ciy teg bët te jëluñ ci ay daan ci loolu moo ñuy dugal sëriñ Babacar ci insécurité bi nga xam ne mi ngi ci réew mi waxoon naa leen ne leen heure bu ñu laalee daara réew mi dana yëngatu
waxoon naa leen ku ko gëm looloo am ku ko gëmuli looloo am te feey ba léegi mi ngi manifesté wu ndar gi nga xam ne fa la ñu àttee Ahmadou Sow ba tëj ko 10 ans yi xoolal ndar ñaari fan yi yëpp takkader yaak mool ya ña ngi fay jàppante yu métti lu baree bari ca biir ndar ñu yàq ko fa nit mën na ne waaw dafa tombee mën na ne waaw lu daan am la amaat na waaye daal dama leen a waxoon ne leen heure bu ñu laalee daara heure bu ñu sojloo daara réew mi sëqat te ba léegi nag foofu la ñu toll dalee ko ca jamonoy sëñ Xaadim Géeye ba fi mu toll nii Sénégal a ngi traversé yu doy waar ay xeetu rey xoolal kii ñuy wax barki dee moo njaay mu ñàkkaat ba kanam ci anam goo xam ne anam gu yéeme la anam gu doy waar la te loolu noonu le mooy li répété woon ci émission ba li passé ñu tuddaloon leen lu man ñeenti nit yoo xam ne ci diggante boobu ak léegi la ñu leen fi faat ba ñëpp nangu ne réew mi fi mu toll ni ñu ngi ci insécurité loolu nag ku nekk ak na nga koy jàngatee waaye mënuñ cee génnee tàngal xolu ñi nga xam ne jàmmi réew mi ci seen loxo la nekk muy jàngkatu alxuraan yi nekk jàmmkatu yàlla yi ndax bu ñuy wax Sénégal di wax mag ñu baax ñi fi nekkoon mag ñu baax ñi ay sëriñu daara lañu woon jàngal ay nit ba leen fi ñu yor daara kon jàmmi Sénégal mënuñ ko wax lu dul ne dañoo tudd sëriñ daara yi bàyyi leen xel wormaal leen jox leen cër waaye réew ma duñu àtte lesbienne réew mi duñu àtte góor jigéen réew mi duñu àtte franc-maçon ku ñuy àtte imam ba ku ñuy àtte sëriñu daara ba lu mel noonu nag bés buñ ci sooboo ya dal yeneen réewee ci yu bon yëpp mën nañoo dal te loolu ñaanuñ ko yàlla yal na yàlla musal ñu ci sëriñ Babacar balaa ñoo ñëw ci li ñuy waxtaanee ci agenda LGBT yi ci réew mi insécurité bi nga xam ne moo nekk ci réew mi nan nga koy jàngatee. jërëjëf Cheikh Makhtar ma def benn commentaire bu ndaw ci li nga njëkk a ubbee muy sëriñ daara yi nga xam ni condamné nañ leen ndax dañu jéng seen dongo daara wala ñu ni dañ leen a reproché ni dañ doon liggéeyloo seeni dongo par exemple sëriñ daara bi nga xam ni dafa nekk Saint-Louis man sentence bi vraiment gis naa ni lu excessive la ëpp na ba jéggi dayo maanaam 10 ans avec sursis ñaareel bi tamit gis nga ñi ñu wax ni ñoom lañ ko booleel bi ñu koy àtte maanaam ay ñoo xam ne si crime la ñu def du ay délit xam nga loolu grave la ndax ci wàllu yoon yëf yi dañ ko catégoriser dafa am lu ñuy wax infraction am lu ñuy wax délit am lu ñuy wax crime infraction mooy yu ndawaan yi nga xam ni ku dawal oto mën nga koo def dañ lay defal procès verbal wala ñu kii la nga fay daal dem sa yoon délit nag moom mooy yenn ci njuumte yu tuuti yi crime nag mooy lu dem ci dayob rey nit ak jël bakkan ak yooyu kon su fekkee foofa lañ ko booleel góor ko message bu fort mi ngi noonu message bu fort boo xam ne si ñooñ daara sëriñ si nga xam ni effectivement sëriñ si ay sëñ daara lañ ndax lu ñu mën a am tey rek seen taxawaayu waajur ni ko sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum ak jotaayam bu am solo ba ci 82 bu ma juumul ak Cheikh Abdou Lahad nañ ko waxee woon mooy ñoom lu ñu mën a am rek seen taxawaayu waajur moo leen ko may te seen waajur ay sëriñ daara lañ woon kon message boobu sëriñ si war nañ ko décortiquer ñi ne ci daara war nañ ko décortiquer mais képp ku daara ñor war nga ko décortiquer jullit yi aussi war nañ ko décortiquer mooy dayob crime la ñu jox loolu lañ crime kuy jaay drogue wala ku rey nit wala ku fekk ay nit toog nga taal fañ nekk ci seen kaw alors loolu moom mooy li nga xam ni gis-gis la boo xam ne si am naa ko ci muy lu mat a jàngat ñu koy dénoncé nag ndax lu mel noonu warul ci am réew ndax gis nga réew moo mën a dem ci àdduna la ñuy wax yoon buñ koy tëral dañuy sukkandiku ci nit ña la ñu gëm ak la ñu xam loolu dañuy faral di wax loo xam ne ñi jàng droit ñëpp xam nañ ko dañ naan les normes juridiques émanent des normes sociales maanaam dafay mel ni ndox mi ñuy wax ni dañ koy naan ñoo ngi koy jële toujours ca teen ba nga xam ne moo nekk ca pénc ma rek donc ci wàllu yoon noonu la demee kon nag loolu war nañu jéem a fexe kon ba la législation nationale ñu dëppale ko nit ñi ak seen i ngëm-ngëm ak seen i aspiration xam ni kooku deful délit loolu du crime bu ñu ko doon jugé ci délit sax nga ni waaw mais ndax li mu def moom la ñëpp def Sénégal beneen bi ci des aussi ñi ñu war a jàpp bari na ñi ñu war a jàpp ci Sénégal bari na n'est-ce pas tey jii dama lay jox benn misaal ci ñi ubbi ay école de football wala di tàggat ay gone yor équipe boo xam ne si xale yi amuñu 18 ans mais dañ leen di liggéey la parce que dañ leen di jël ay heure
di leen tàggat di leen dawloo di leen defloo ay loo xam ne si seen yaram la ñuy tàggat di leen defloo it loo xam ne dañ cee war a gañe ji dara ëllëg ñooñu lan moo tax jàpp ñu leen fi mu nekk nii. école da ngay gis sa match moyen de 18 ans. absolument muy benjamin yi muy junior muy cadet yi et cetera. alors kon loolu ñoom bu ñu def Sénégal def ñaari sénégalais. jàpp ni sëriñ daara yi daal jànguñu texte yi rek. kon nañu jël lépp luy metti rek teg ko seen kaw. ñu des ñu épargner leen ko am réew du doxe noonu. d'accord donc loolu mooy commentaire bi nga xam ni. bëggoon naa ko def ci mbir moom. su ko defee wàllu insécurité bi effectivement man damay d'accord ci. gis-gis boo xam ne si bàyyiloo nga ko xel askan wi muy lu am solo mooy bu nu jàmmalul ñooñ daara réew mi tamit du mën a nekk ci ak dal loolu vraiment message bu am solo la bu fort boo xam ni nañ ko bàyyi xel ndax ñooñ daara gis nga dañoo jël sénégalais yi nit ñi fi nekk ñëpp doomi Sénégal lañ ñu jël peut-être ressources yi fi nekk 98% yi maanaam alal ji ñu jël yëpp 40% du budget national ñu jël 98% yëpp def ko ci école tubaab bi ba yóbbaale ci li ci des ñu jël ko séddale ko fi mu nekk nii di ci sarax daara yi nga xam ne defaluñu daara dara te ñooñu ay sénégalais lañu seen alal yi baay ak seen i alal yi ndijaay ak seen alal yi maam moom la ñuy dajale fi mu nekk nii muy sénégalais yëpp te suñu seetee liñ ciy participer ñoom ñoo ëpp liñ ciy participer aussi alors kon su fekkente ni tollalewuñu yamalewuñu état bi doonu ndey ci seex tëdde njaaxaanaay doomam yëpp yem ci moom mën a nàmp ci moom ni ñu mën a nàmpee ci moom it bu fekkee daa wan ginnaaw jenn doom ji ba noppi te doom jooju moom mi ngi góorgóorlu ci moyens yi boppam di góorgóorlu ci effort yi boppam waaye gisaguñ fi jenn daara junni tey tëj nañ daara ji ñoo ngi génn dañuy marche nañu wala ñaxtu nañu wala toj nañ fi wala yàqal nañ kenn dara te pourtant jeneen doom ji moom bés bu ne mu def ko te terewul alal jëpp ñoom lañ koy def te pourtant li ñuy teg seen kaw yi teguñu ko kon ñooñu bu fekkente ni ñoo ngi góorgóorlu ci seen doole seen kattanu bopp di sukkandiku rek ci yàlla di góorgóorlu kéem seen kattan wax dëgg yàlla buñ leen dimbaliwul it buñ leen xool ñoo ne léegi nag wàllu insécurité mënees naa jàngat ci lu bari loo xam ne si mën naa tax muy développé yu te Sénégal fii mu nekk nii ñu bari war nañ ci tiit d'abord xam nga gis nga ci Sénégal ni mu ubbeekoo léegi ak lu mel ni traité bu CEDEAO bi nga xam ne frontières yi fi mu ne dañ koy supprimer carte de général carte d'identité bi CEDEAO la ñu yor léegi frontières yi bu fekkente ni supprimer nañ ko nga xam ne fi mu ne jóge Mali dugg Sénégal ak jóge Burkina dugg Sénégal ak jóge Nigéria dugg Sénégal benn la mi ngi mel ni nga jóge fii ñu génn fii rek dem ci mbedd mi loolu daf lay daal di wan ni la kon la xew Nigéria xew Mali xew Burkina mooy xew Sénégal na la wóor ni la agsi na Sénégal ba pare loolu benn fee la boo xam ne si xëy na jamono moom moo ko ubbi waaye nañu wóor ni loolu lu fi agsi la nga xam ne dafa mel ne buntu kër bi daan tëje léegi mais absolument tëjeetul léegi moom dem beeg dikk bi fi mu nekk nii lu ñu ubbi la léegi nag lii waral insécurité boobu toujours dafay am ñeenti facteurs yoo xam ni daf koy déterminer benn bi boroom xam-xam yi dañuy wax ni ndóol daf koy waral maanaam ak ñàkk gu metti da nga gis ñenn ñu ci bari ñoo xam ne si pour moyen lu ñu subvenir moo tax danañ këfaatu danañ agressé nit danañ def leneen te loolu it dana tax a tax ba ñàkk ga ñuy nàkk danañ jéem a fexe organiser wu nan la ñuy def ba am dara yor dara donc moo tax ñu ne élément boobu muy wàllu pauvreté bokk na ci liy tax insécurité di am beneen bi ci des it éducation ñàkk jàngal nit ki ak yar ko maanaam nit ki ñu xamal ko ba noppi yar ko nga xam ne du xam-xam kese ndax nañu bu ñu fàtte ni bu dee xam-xam kese tey ji ñi gën a doy waar ci wàllu di gaañ nit ak di ko lor fi mu nekk nii am nañ xam-xam am nañu xam-xam bi lu mel ni ñiy def wàllu cybercriminalité wala yooyu xam-xam lañu am jàng nañu waaye xëy na yar ba moo ci accompagné kon dañuy boole nit ki ñu xamal ko ba noppi yar loolu nag it gis nañ ni dafay manque ndax ñun suñu offre éducative bi Sénégal dafa des fi mu nekk nii homo sénégalensis ba tey fii ñu toll dajeeguñu ni nituk Sénégal nii lañ bëgg mu mel amagu fi mu ne ñooñ daara dañuy tabax niñ mën a tabaxee ci biir daara boo gisee sax approche yi mën naa wuute école bi nag moom waxaale wu ma ko ki nu tabaxee fii ki nu tabax fii kenn ku ci nekk ñu def la doom boo xam ne doomu tubaab ngay doon léegi loolu benn kii la ci beneen bi des muy influence médias yi médias yi dañuy influer négativement comme ni ñu mën a influer nag positivement aussi ndax nit gis nañ mu góorgóorlu ba tey te ñàkkul ni ci média la dégg la tax muy góorgóorlu waaye mën na influencer nit ki négativement
rawatina yenn ti film yi nga xam ni dafay accéder ci gone yi ñu teel ci jot te muy wane violence bu métti bi gis nga rawatina ñu ne ma di ko def ci làkk réew mi absolument produire ay film yoo xam ne ñuy wax wolof absolument nga xam ni violence boobu ñu gis nag xam nga dafay doon à portée de main nit ki dafay yaakaar ni lii kon lu mën a jëmmal la d'accord mu daal di koy daal di taxawal d'accord loolu moom mooy bii beneen bi ci des nag mooy lenn ci législation boo xam ne dama koy tuddee une législation liberticide législation liberticide mooy tey dañuy conformer loolu sax dana laal ak li ñuy waxtaanee nii tuuti nii législation liberticide boobu mooy au nom des droits de l'homme ñu tënk ay lois yoo xam ne dañ naan dañuy protéger nit waaye protéger ki ñuy protéger le plus souvent da ngay gis ni ki def njombe lan bëgg a gën a protéger que kiñ dal ci kawam agressé ko fekk ko biir këram wala ñu rey ko wala ñu jël alalam donc loolu aussi da ngay gis ni ça pose problème loolu nag soo ko boolee dafay daal di doon benn njaxas moo xam ni day tax insécurité bi di gën di bëri Sénégal doo xëy fi mu nekk nii 2-3 jours yoo déggu rey nañ fi nit léegi loolu donc kon da ngay gis ni kon lu mat a xool la lu mat a saytu la ba réew mi mën a dellu ci ak dal rawatina fi réew mi toll ci ubbeeku nga xam ne la xew Mali la xew Nigéria aussi nañu wóor nañu agsi na Sénégal kon doy na waar xam naa yëpp raglu na mais boobu moo ci gën a raglu mooy ñu dem ba ne léegi réew mi frontière yëpp dafay ubbeeku ku bokk ci meneen réew am carte d'identité rek mën nga dugg ci meneen réew te yu bari yu ñuy jàmbat dañuy wax ne ñi koy def dëkkuñu Sénégal am na ñuy wax ne léegi sénégalais yee koy def mais démb rek mi nga am benn vidéo bu tasaaroo ci réseaux sociaux yi ñuy wane koo xam ne agresseur la boo xam ne ñu ngi ko jàpp dóor ko ba gaañ ko waaye boo ko déggee na muy waxee xam ne du sénégalais donte mën na fee def yi fan ba dégg wolof waaye du sénégalais ca dëgg kon bu ñu demee nag ba ubbil bunt bi ñeneen ñi nga xam ne ci yeneeni réew yenn jëf yi ñaaw yi mën nañ ko def ka sénégalais léeg-léeg ni muy ragalee ak yërmande jee nekk ca moom loolu tamit dafay ubbiwaat beneen bunt boo xam ne dafay jëm ci gën a tiitloo nit ñi ci insécurité bi nekk lu yokk te loolu noonu la war nañ cee bàyyiwaat xel bu baax a baax sëñ Babacar Mboup ñu ñëw nag ci agenda bi nga xam ne nii tey mën nañ ne mondialisation moom moo koy indi man ma koy tuddee dajjalisation nga xam ne masiixu dajjal la ñuy tegal matelas wala ñu daajal ko lalam bi mu war a tëdd si tey gis nañ pour ñu gagner temps rek gis nañ ko mel ne Justin Trudeau mi ngi war a wër ci àdduna bi Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ni moom la ciblé ngir war fay ñëw muy li ko tax a jóg nee na ci wàllu économie lay wax wàllu climatique bi changement climatique ak démocratie ak lu jëm ci wàllu l'égalité des sexes lan nga nu mën a wax tey ci programme mu LGBT yi ndax ñu ngi gis ne Sénégal depuis Obama ñëwoon fii la njëkk a wax kàddu gu mel noonu ñu dégg ko wax ko njiitu réew mi di Macky Sall ba mu tontu woon ko la mu koy tontu waaye boobaak léegi mel na ne gis nañ ne dafa mel ni dafa am jéego yu avancé mais reculer amu ci waaw xam nga Cheikh Makhtar Justin Trudeau moom fii ñëw moom mooy premier ministre bu Canada homme politique la mi ngi ci ñaareelu mandaam fi mu nekk nii foofu Canada doon koo xam ni it ku jege góor jigéen ñi la bul fàtte ni def na benn discours bu daw yaram ba jooy ci chambre bu devant député canadiens yi di wane ni mi ngi jéggalu mi ngi balu àq mbooleem góor jigéen ñi nga xam ni nekkoon nañ ci armée bi police nangam ba d'ailleurs am na sax indemnisation boo xam daf leen koy jox xaalis ngir ni dañ leen a tooñ ndax dañ leen a war a boyal ñoom ñëpp ñoo bokk yem ca penc ma léegi nag loolu xam nga Canada la waaye gis-gis boobu mu am loolu lañ bëgg a uniformiser ba nga xamante ni ko Canada gisee États-Unis gisee ko ni aussi ba Obama ñëwoon fi aussi doon sàkku li muy sàkku ci njiitu réew mi loolu lañ bëgg a uniformiser nag nga xam ne donte tey Obama ñëw na fi wax ni lii laa bëgg président tontu ko ci suuf am na loo xam ne dañ koy wax te kenn du ko dégg duñ ko médiatiser aussi donc à huis clos lay doon ñoom ñaar ñooy toog waxtaan ko dañuy waxtaan waaye gis nga loolu sax dafa am lu ko tiim tuuti mooy jëmmi Nations Unies ci boppam moom moo am xalaat boobu ak gis-gis boobu au nom des droits de l'homme gis nga Cheikh Makhtar ñun suñu jafe-jafe yëpp li ci ëpp en tout cas ci droits de l'homme yooyu la bàyyi ko te kii wax droit de l'homme xamoo mooy kan homme bi muy waxeet yow xamoo ban homme la maanaam benn waaye daal moo am xalaatam gis ni léegi nit dafa am àq ak yelleef te nit ki mu lay wax yow xamagoo ban nit la waaye am na àq ak yelleef boo xam ni nii ma ko gisee na ko àdduna sépp gisee noonu déjà mi ngi tàmbali d'abord ci
agenda bi ngay wax ni li tax ma jaare ko foofu it mooy pour war na ne Sénégal dañ ko koy imposer fi mu ne jéem a résister moo ci am te loolu askan wi rek a ko man waaye suñu état bi sax mënu ci dara te loolu ñun am nañ ci ay firnde ci jéego yoo xam ne dox nañ ko ci ba nit ñu bari xamal ñu ni li waral suñu état sax ñu may ko jàmm mooy yéen ñi ñu gis ni yéen a ngi ci yëngatu xam na ni du ngeen ànd ci loolu ci mbirum góor jigéen moo tax état bi maanaam aw lay alibi alors Nations Unies nee naa la boo tàmbalee d'abord ci déclaration universelle des droits de l'homme xam nga d'abord ñoom wane nañ ni dañuy yëkkati kat ay kaddu yoo xam ni dafay mel ni àdduna sépp a ko waxandoo universel lay doon ndax ci àq ak yelleefu doomu aadama 1948 le 10 décembre 1948 ñu defee woon ko fële ca France mbootaayu xeet yi réew yépp seq ko signé ko wane ni ñoom adhéré nañ ci li mooy kaddu àdduna bi lépp mi ngi tàmbalee foofu muy fanweeri article yoo xam ni adduna bi Sénégal tamit ànd na ci alors bi ñuy dox ci loolu nag mais déclaration universelle des droits de l'homme boobu moom waxul ci orientation sexuelle waxul ci identité de genre loolu aussi il faut ñu préciser ko déclaration boobu 1948 waxul ci loolu waxu ci mais wax na ci àq yelleef doomu aadama mais ñaar yi moom di ko ci muy orientation sexuelle bi nga xam ne mooy indi ak ngóor jigéen ak identité de genre bi nga xam ni it mooy indi ba tey ak ngóor jigéen ak yeneen yu bon yi nga xam ne mooy waaw ak légalité waaw donc ñu mën ko formuler ci lu mel ni ay droits des minorités nga xam ni xëy na leneen mën na ci dugg waaye lii tamit daf ci dugg ndax minorité la ñuy doon ci Sénégal kon dañoo am àq ak yelleef ba ci 2006 2006 le 17 novembre 2006 la am li ñuy wax comité IDAO ak ki ko jiite woon jamono yooyu muy Louis Georges Tine ci la lancé woon benn pétition internationale pour ñu dépénaliser la dépénalisation universelle de l'homosexualité dépénalisation universelle nga xam ni pétition internationale la woon ñoo ngi ko lancé woon le 17 novembre 2006 benn comité IDAO ñoom ñoo ko lancé woon ak président bi loolu ñu bari def nañ ci ay jéego surtout sax France ak seen ministre bi yoroon droit de l'homme te nga xam ni it mbokkum Sénégal la ñu koy wax Rama Yade te jamono yooyu ñoom appuyé nañ initiative bi ku mel ni Pays-Bas appuyé na ko ak ñeneen ba ñu jàllale résolution boobu finalement ci tënk defaat nañ ci yeneen jotaay pour gën ko avancer ba ci 2008 am na déclaration relative à l'orientation sexuelle ak identité de genre boo xam ne présenté nañ ko Nations Unies te juróom-benn fukki état ak juróom-benn ñoo ko signé gis nga kon progrès ni muy progressé 48 waxuñu ko woon ci déclaration des droits de l'homme universelle des droits de l'homme mais déjà 2008 muy ñaata presque 60 ans après effectivement am na déclaration bu ñu présenté ci Nations Unies boobu pour wane ni léegi orientation sexuelle ak identité de genre nit ki maanaam gis-gis bi mu am ci sëy ak sëyin ak identité de genre ni muy tegtaloo ci ñu mën koo xàmmee ko loolu ñu ni dañ koy jëmmal fi mu nekk nii ñu déclaration loolu ñu topp ko nag ba ci conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2011 ci résolution boo xam ne defoon nañ ko ci les droits des personnes LGBT nga xam ne seen àq ak seen yelleef pour ñu imposer ko àdduna donc loolu ba ci finalement def bari na lu ci am ba ci 2017 ci la ñuy soog am nag résolution conseil des droits de l'homme des Nations Unies mu proposé fi mu nekk nii nga xam ni résolution bi Belgique moo ko présenté woon Bénin Costa Rica France Mexique Moldavie Mongolie ak Suisse ñoom ñoo présenté woon résolution boobu pour nii nag àdduna fi ne toll na fii en 2017 toll na ci nag léegi ñëpp dañoo war a aligné wu góor jigéen ñi ak ñi nga xam ni ñoom identité de genre gis nañ ni ñoom sëy jigéen wala sëy góor wala ñoom en tout cas gis-gis bu ñu ci mën a am rek ci nin ko yëgee ci seen bopp rek loola nag ñoom dañoo tolloo ak droit ak àq ak yelleef ñëpp ci ñi kaw suuf léegi nag loolu moo lay wax ni la kon moom lañ bëgg a imposer Sénégal nga xam ne du caageen ni premier ministre du Canada bii dikk rek moom dina ñëw bay ci wàllam comme facilitateur ñëw ni sa waay il faut ngeen jéem a def kii bi ndax foofu la àdduna toll waaye Nations Unies moom mooy def pression boobu léegi kon da ngay gis ni programme la boo xam ni programme global la boo xam ni Nations Unies moo ko porté ak mbootaayu xeet yi
ci jëm ci am orientation sexuelle ak identité de genre maanaam mbir mi loolu moom mooy dëgg-dëgg li ci am. d'accord pour ñu gagner temps mu mel ne Sénégal moom gis nañ ne loolu nga xam ne ñu ngi ko toogee bitim réew mel na ne ñu ngi ci biir ñoom ba mel na ne sori nañ ci donte ci kaw feesaluñu ko waaye gis nañ ne ñu ngi ci avancé lool ci liggéey bi. mais absolument loolu li ko tegtale bari na. xam nga d'abord Sénégal bu ñu demee ba taxawal ministère de la femme, de la famille, du genre, des conditions de l'enfant xaw ma yu demee noonu. En tout cas lu jëm ci xale yi la. genre boobu lan la wut si ci ministère bi war nañ ko leeral Sénégalais yi. ndax su fekkente ni genre ñoom ci li ñuy jéem a expliquer. mooy fexe ba jigéen ñi ñu jàppale leen. ba jigéen mu mën a épanouir ñuy jàngal ko yar ko tàggat ko ba nga xamante ni dana mën a taxaw ci société bi taxawaay bu am solo. bu dee loolu rek la ndax ministère de la femme mënut a toppatoo lool war na ko mën a toppatoo. ndax femme gi rek dafa doyutoon. femme mooy jëm ci jigéen moo tudd turu femme. moo ko tudd femme moom femme lay lijjanti. comme keñ lu aju ci mbirum jigéen war na ko mën a toppatoo. tudd enfant. alors lan moo tax ñu dugal ci genre loolu moo lay wax ne la kon dañuy aligner fi mu nekk nii politique gu état bi ak lii ma la wax léegi muy loolu nga xam ne moom mooy objectif. bëgg na suuf loolu moom mooy benn bi. beneen bi ci des si tamit xam nga Sénégal. nag ñun dañuy réew mu ndóol ci réew yu ndóol yi lañ bokk donc dañoo soxla fi mu ne ñu ñuy dimbali léegi ñi ñuy dimbali bailleurs yi dafay bokk toujours ci conditionnalité yi maanaam bu ñu la jox xaalis dana am ay conditions yu ñu lay teg loolu ci wàllu finance moom la ñu tuddee conditionnalité conditionnalité yooyu nag dafay bokk ci naan la da ngay respecté lii da ngay respecté lii da ngay def lii yi ci jiitu nag toujours nag àq ak yelleef doomu aadama la te suñ ko waxee góor jigéen yi ñoom dañ ciy am cër bu rëy alors loolu nag moo tax toujours dañuy saytu ñëw saytuñu ba gis nga yàggul dara déclaration délégation bi Sénégal defoon bi ñu jotee rapport comité des droits de l'homme bu Nations Unies mu jox leen 28 recommandations yoo xam ni war nañ cee góorgóorlu ci prison yi ni mu demee ci waaye ci mbirum góor jigéen yi et cetera donc 28 recommandations yooyu Sénégalais yi expliqué nañ ko ndax délégation yi boo gisee ndaw si ko jiite woon mi ngi wax ni ñoom 28 recommandations yi du problème góor jigéen rek lañ ci wax du problème àq ak yelleefu problème démocratie bi rek lañ ci wax ba nag daan ni it li ci concerné mbirum góor jigéen yi man dama leen di dalal seen xel xam ngeen ni Sénégal terewul góor jigéen bañu ko ndax Sénégal article 319 mooy bi gars yi naroon a yokk ba waay soppi ko article 319 boobu terewul ngóor jigéen acte contre nature la wax alors acte contre nature boobu nag la leen wax ni teg ci commentaire bu ma jaaxal ma mooy suñ ko defee ci public suñ ko defee ci am penc mais ku yor sa soxna sax génn ci mbedd mi sëy ci ñu jàpp la ndax attentat à la pudeur la du dëgg donc ñoom loolu la ñu wax damay xamul ndax da ngeen boole élément boobu mu génn pour sénégalais yi. mooy ndaw si bien sûr voilà. du ñàkk ñu bari gis nañu ko. Voilà. Total là ont été notés. Mais ces 28 là, ce qui est interdit et réprimé, voilà. C'est les actes contre nature. Voilà. Et actes contre nature commis en public. Parce que si ces actes sont commis en public, ils sont considérés comme des attentats à la pudeur. Ce qui veut dire qu'au Sénégal, il ne s'agit pas de persécuter les personnes homosexuelles dans leur intimité, dans leur vie privée, dans leur maison, non. C'est des actes contre nature commis en public qui sont interdits et réprimés. xam nga loolu leer na kon Cheikh Makhtar mooy li ñuy bañ moom ci Sénégal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewal ca foofa doon layal askanu Sénégal ak gouvernement bi ñoom dañoo wax ni mbirum góor jigéen kenn terewu ko Sénégal xam nga terewuñ ko fi nag dafa am sew-sew yu ci nekk terewuñ ko fi ak daganal nañ ko ba tey bokkagul ba tey bokkagul waaye au moins pas la ab jéego la bu ñu bëgg a wax ni Sénégal seqi na ko par rapport ak alignement bi ma lay wax na Sénégal topp ndax su ko deful dana bari ci xaalis ak koom-koom yenn ci financement yi ak yu ñu koy jàppalee ci yenn ci politique u état bi yoo xam ni xaalis boobu doodu dugg ndax ñi la koy dugal danaan la da ngay bàyyi góor jigéen ñi nag ñu doxal seen i doxal rawatina nag premier ministre bi nga tuddoon moom Canada seen ambassade bi dañuy activé wu ci lu bari ci loolu ndax maa ngi yor par devers moi benn document boo xam ne si daanaka ñoom bari na ay kuréeli góor jigéen yu yëngu ci biir réew mi ñoom nag duñu déclaré wu ni ay kuréel góor jigéen mais dañu yëngu ci sida mais xam nga dañoo xaw a mel ni ku xarañ puisque xam na ni sida dafa am connotation ak loolu ndax góor jigéen ñi ñoo koy am
sëy ñi góor ak góor yi sëy ñoom ñooy exposé wu ci yooyu ñoom la seen ñoom ñooy am problème yooyu moo waral toujours association wala kuréel buy toppatoo ñi am sida la ñuy déclaré su ko defee nag mën a am ci financement yi nga xam ni am na ci te boo gisee lettre bi leen ambassade bi bind effectivement loolu la ci wan pour wax xamal leen ni leen yëngu gi ngeen yëngu di jàppale góor jigéen yi ak ñi néew doole ci kii bi donc jàppale na leen nangam jàppale na nangam donc muy association yu bari ci biir réew mi donc loolu da ngay gis ni kon ñoo ngi xaar Sénégal pour mu aligné wu ci loolu léegi nag Sénégal bu dee ci du point de vue global ci état Nations Unies gis nga kon mënta ñàkk ñu imposer ko alignement loolu nag benn pexe fi nekk mooy askan wi yeewu ci loolu xam ne bu ñu taxawee loolu moom du mën a nekk beneen bi ci des mooy soo xoolee le droit sénégalais constitution bu bees bi muy 2016 xam nga inscrit nañ ci ay nouveau droit ak yelleef yu yees loolu ñun ñu ko fekkee fi mu ne leeragul suñu bopp naka lay leere ci suñu njaboot ëllëg nouveau droit yooyu lu ne mën na cee dugg fi mu nekk ni ndax ak jamonoy référendum ba te loolu c'est constitutionnel ci constitution bu Sénégal lañ ko dugal ay nouveau droit léegi nouveau droit yooyu fi mu ne foofu lu ne mënees na ko ci def muy beneen élément beneen bi ci des yi tamit muy bari na ay ONG yuy yëngu ci biir réew mi yoo xam ni ñooy jàppale góor jigéen yooyu su fekkente ni am na question bu góor jigéen mënuñu ko attaquer directement li ñuy def mooy fexe ba bale ca bunt ba tambaambalu ca ëtt ba nga xam ne ni duñu sori di soulever yennati question yoo xam ni foofu rek lay renvoyer ñi aviser ñëpp dinañ xam ni fa lañ jëm te ci suuf aussi ñoom ñoo ngi leen di jàppale su ko defee it am parallèlement ay yenn soutien yoo xam ne mën nañ ko am ci yenn leader d'opinion yi rawatina yenn artistes yoo xam ne dañ leen di jàppale pour mën a def la promotion en fait góor jigéen yi ak nag yenn ci organisation yoo xam ne am na fa ñoom ñoo ngi yëngu comme ni ma ko waxee léegi nii ci wàllu sida di ko mbubboo pour mën a jëmbal fi ne mbirum góor jigéen d'accord xam naa sëñ Babacar ñaari minutes ñuy dese lan ngay joxe comme ay recommandation pour Sénégal ñu mën ko ñàkk ba ñi nga xam ne mi ngi ñuy song si te dara taxul nag muy am jéego lu dul rek li ñuy proposé def leen lii ñu jox leen lii def leen lii ñu jox leen lii lan ngay proposé comme ay solution wala ñàkk buñ mën a ñàkk suñu askan ba yu bon yi nga xam ne moom la ñu bëgg a fëkk du mën a gis li may proposé benn bi ci njëkk mooy di invité ñi ci diine su ma ko waxee nag man ñi di wax bokk naa ci ndax diine islam ci la nekk catholique bi bokk na ci waaye rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci mën a wax am ci kàddu ñu mën leen a dégg ñu assumer jël seen i ñu gën a jël seen i responsabilité ci contexte bi ñu nekk nii li tax ma wax noonu nag mooy man tuuti naa ci wax ak sax ñoom waaye li tax ma wax ko rek mooy fii ñu toll tembe dañoo nekk ci rapport de force boo xam ne ñoom suñu seetaanee dinañ ñu faagagal te am na disposition yoo xam si ñoo ngi koy glisser ndànk par ndànk mu ñuy gën di tënk di gën di yeew ba nga xam ne amul dara lu koy mën a dindi ëllëg lu dul deret bi tuuru ju bari te loolu ñoom mën nañu koo fegal ba tax na war nañoo mën a waxtaan woo xam nga dégg nga par exemple sëñ Babacar Sy Mansour gis nga interpellation bi ñu ko interpellé woon état bi donc lu mel noonu nag suñ ko formalisé woon dafay am solo ba nga xamante ni sëñ bi dana toog yeneen kilifa yi wala moom dong mën naa toog sax représenté kilifa yëpp su ko defee njabootam bari na am na ñoo xam ne si ñoo nga Médina Gounass te xam nañu mbir yi ni mu demee am na ñoo xam ne ñoo nga Touba am na ñoo xam ne ñu wut benn commission boo xam ne danañ toog ci ginnaawam ñu discuter yooyu ba nga xamante ni liñ ci ragal lépp dinañ mën a ñàkk réew tant que defuñu loolu maanaam réew mi ci loolu lay dem firnde bi ma la ci jox nag pour nit ñi xam ni waxuñu ni rek parce que dañuy wax mooy par exemple nouveau code de la presse bi mais xoolal nouveau code de la presse bi glissé nañ ci benn article boo xam ne si ci loolu la jëm te def nañ ko ci te nit ñi yëguñu ko te déjà ñoo ngi koy def gis nga contexte bi ñu ko def woon assemblée di war a jeexal beneen di war a dugg ñu nekk ci ay campagne ci lañ ko glissé mooy article 18 bi wane ni léegi ñoo ngi tere képp ko waxati jëm ci ak góor jigéen di ko tudd fi nekk ni ci média yi moo xam da nga koo nataal moo xam da nga koo def ci vidéo moo xam da nga koo bind donc loolu moo lay wax ni la kon ñoom ndànk ñoo ngi dem di doxal seen agenda te loolu suñu jógul taxaw nag dana booloo nekk benn say dina indi jafe-jafe te loolu suñu kilifa yi rek ñoo ngi ci mën a dimbali aussi kon vraiment ñoo ngi leen ciy ñaan ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu sukkandikukaay ñoom la ñu yaakaar ñoom it la yàlla teg suñu kanam ñoom dong ñoo ci mën dara fi nekk nii bu dul loolu maanaam masse populaire bi maanaam askan wi rek ñoo ci mën a doo dara te loolu da nga ko dul mën a gérer
ndax askan wu jóg moom bul xam fuñ jëm kon ñoom rek ñoom ci mënal dara moom mooy li nga xam ne loolu laa ci gis vraiment di am mbégte bu baax a baax macha allah am na solo jërëjëf Serigne Babacar li ñuy wax rek mooy na ñëpp xippi seen bët te bàyyi xel bu baax sunu gan gi di gane ci Sénégal muy Justin Trudeau moom di premier ministre u Canada lu mu fi indaale ci xay daal yàlla na ko yàlla nasaxal mais nañu xippi sunu bët nañ bàyyi li mu fiy wax ak li mu fiy def ak lu mu fiy baax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax bu ñu bàyyee xel mbir yi rek defe naa danañ ci mën a mucc mais bu ñuy nelaw nag danañ xëy xëpp ko ci sunu kaw te du ñu yeew buñ ko xëppee ci sunu kaw te loolu ñaanuñu ko yàlla kon mi ngi noonu di fi waaj a ñëw yàgg na fee ñëw xëy na am na ñeneen ñu ko fi jiitu woon am na yu ñuy dugal am na yu ñuy bëgg a dugal waaye lépp rek bu delluwaatee ci kaw ñu takkoo nekk benn solution dana mën a am te ci takkoo googu nekk benn Sëriñ Babacar Mbow mi moo jiite ànd sàmm jikko yi di leen ci invité yéen ñi nga xam ne nii yëpp yéenay seetaan émission bi di Axiru Zaman te bëgg lu baax moo xam ngeen nekk ci réew mi wala ngeen nekk bitim réew ngeen ñëw adhéré ci ànd sàmm jikko yi ndax collectif la boo xam ne non à la franc-maçonnerie lañ wax non à l'homosexualité lañ wax te képp koo xam ne ni julli la defe naa boo xamee lan mooy franc-maçonnerie doo ko bëgg boo xamee lan mooy ngóor jigéen da nga ko xeex kon collectif bi nga xam ne moom la jiite muy ànd sàmm jikko yi ñu ngi ciy invité ñëpp am na ay carte membre da ngay joxe rek benn numéro téléphone pour mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan ku bëgg ci carte membre yooyu mu jokkoo ak yow ngir mën ci am ngir jàpp ci liggéey bi ngir ñëpp ñu nekk benn bolom ngir jëmmal loolu ñi nga xam ne moom mooy bëgg a dikk mbokk yi ku ci bëgg kii mën nga woote ci 77 657 10 52 77 657 10 52 52 d'accord Omar danañu ko bindal ci écran bi pour mbokk yi seetaan waaye maa ngi jeexale benn annonce di leen ci invité yéen ñëpp incha allahu taala muy le 23 février bi nga xam ne moom leen ñu dëgmal soppey Seyda Zeynab Fall rahmatullahi alayha yal na ko yàlla yërëm te jéggal ko te Adja Maam Fatou Mbeng jiite ko ñu nekk fële ca Parcelles war a amal benn xew-xew incha allah ca bis ba ñu jagleel ñu ca ab cër ne dañ ñu cay sargal incha allah maa ngi ciy invité mboolem soppee Axiru Zaman yi fu ñu mënti nekk le 23 février fële ca Parcelles 17h bu jotee na fa ñëpp teew ñi ko yàlla man loo Oustaz Alioune Sall mooy def conférence ba Oustaz Bakrin Faye mooy modérateur ba maa ngi ciy invité ñëpp annonce bi la ñuy jeexaleeg Omar di leen sant di leen gërëm incha allahu taala ba beneen alxames ci seen beneen numéro ci Axiru Zaman wa salaam. mbokk jullit yi association bi ëmb soppey soxna Zeynab Fall ñoo leen di woo ci bis bu ñu amal at mu ne di mandargaal seenub anniversaire uk mbootaay ren nag ñu ci sargaal oustaz Makhtar Sarr di ko ci njukkal ak a jàppale ci daaraam ci leeral ñu ànd ak njiital mbootaay gi soxna Mame Fatou Mbeng. asalaamaaleykum wa rahmatullah mu mel ni jotaay soppe yi si biir daara ji bés la boo xamante ni soppe yi ñoo ànd di sant Allah subhanahu wa taala ci xewal bi mu leen defal boole leen ak Seyda Zeynab Fall yal na yàlla yeesal yërmande ci kawam te xare ko àjjana ren nag mu tombe mu doon fukki at ñuy ànd ak moom di ko jàppale ci daaram te ku ne daara wax soxla yiy dem ci daara bés bi nag ñu jagleel ko oustaz Makhtar Sarr mu yóbbaale comité bi yépp ñu di ci oo imaam yi oustaz yi seydaa yi yaay daara yi pàppu daara yi waa Sénégal waa diaspora bi kon bés baa ngi nii doon bésu feddali waat kóllëre ak Seyda Zeynab asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bis baa ngoog mbokk yi ca Parcelles Assainies lay amee ci ndakaaru dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 ñeenti waxtu bu jotee ci ngoon gi ca unité 18 numéro 12 terrain école Nelson Mandela ci gannaaw police ba muy doon nag ci teewaayu soxna Fallou Cissé si di Dieynaba Touré invité d'honneur yi mudir Cheikh Tidiane Bitey imam Alioune Badara Ndaw oustaz Taïb Socé imam Oumar Adama Niang soxna Fatou Bintou Dieng soxna Fatim Ndiaye soxna Maguette Ndiaye conférencier buy doon oustaz Aliou Sall modérateur oustaz Bakrin Faye bis baa ngoog mbokk yi anniversaire bu soppee soxna Zeynab Fall ca Parcelles Assainies dimanche ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 ñu ciy sargaal ak jàppale oustaz Makhtar Sarr ci daaraam ñu ngi ci woo mbokk jullit yi pexeek tànk bu gudd ak barke ooleek alal du tee ñu xëy la tàgge xam-xam bu rëy ci yàlla mbaa ci duniyaa du la fegal bàmmeel yaak laaj teem yaam